man li ma bëggoon wax rek ci ànd sàmm ji koy laay commencer et je suis parfaitement d'accord ak ñoom nañu criminaliser viol photo bi génneewoo mais dafa am loo xamante ni aussi c'est bu ñu waxee loolu ba pare parce que xam nga Sénégal moom boo waxee loolu wax leneen sax mën nañu ni day soutenir góor jigéen yeeg yeneen ak yeneen alors dafa am loo xamante ni aussi c'est un débat qu'il faudra poser parce que bu ñu ñëwee acte bi yaakaar naa ni góor jigéen du ñu sëy ci mbedd acte góor jigéen du ñu sëy ci mbedd. ñu ko defoon fii Karak ci mbedd lañ ko defoon. on peut dire non 11 góor jigéen ñi jàppoon Kaolack 25 yi jàppoon fii. ñu takkante. Mass may ma ñëw rek. góor jigéen du ñu sëy ci mbedd waxuma la ñu taxaw di def leneen. mu ne am ay cas isolés acte sexuel bi. duñ ko def ci mbedd. mukk jamais. duñ ko def ci mbedd donc de la fekkee acte bi. bañ koy criminaliser ba ciy tëj dina poser problème beneen mbir bi je pense pas que ni. bien que comme nee nañ dañ ko criminaliser je ne pense pas que ni la loi dafay changer wala soppi li nga xamante mooy doxali. c'est ça. criminaliser nañ fi viol demal nga xool statistiques yeeg chiffres yi. vol de bétail. criminaliser nañ fi vol de bétail tey jii la gën a yokk. donc je pense que tey li gënoon a am solo waxuma waa ànd sàmm jikko lu ñu def amul solo am na solo. tey je soutiens seen marché yëpp dama koy assister mais je pense que dafa am leneen loo xamante ni aussi war nañ ko def. ci askan bi parce que Mass. da ngay dem léegi ci ay réception fekk fa góor jigéen bu taxaw kenn du wax les gens sont devenus tolérants. absolument très même surtout sur les réseaux sociaux papa da ngay dem ci TikTok nga fekk fa benn góor jigéen nga fekk ay centaines voire des milliers de Sénégalais toog di ko suivre. surtout les femmes mbootaayu jigéen yi da nga ciy gis dañu taxaw di waaye léegi bu nekkee dañu d'accordul ak loolu alors que la société sénégalaise wala une partie de cette société nangu na ni ñooñu si ñoom nañu bokk mais dafay poser problème parce que bu ñuy légiférer dañuy légiférer pour tout le monde. Donc je pense que ni déjà defaat travail bi wax ba ñu xamante ni li nga xamante ni accepté wu ñu ko woon parce que góor jigéen bu njëkk bi dafa doon làqatu mais bu demee ba léegi dafay affiché wu taxaw tey saagam di def lu ko neex ci dëkk bi. mais c'est des ñun ñu koy toléré. dañuy ñëw sax à la limite jàppee ko star du snap ak moom. ngay gis ay personnalité ñëw taxaw di photo ak moom wala bu ñuy dem benn événement jël ko. parce que yaakaar nañu ne influenceur la. c'est grave. sunu mbokk yi yëngu ci wàllu kii it di ko tàndar micro. musiciens yi di ñëw mu leen di way di jël xaalis di ko jox. di ba ci politiciens yi sax am na ci koo xamante ni ba muy def investiture am ak yooyu yëpp mi ngi ci woon. te tey ji yaakaar naa mooy président de la République. dafa am yoo xamante ni laaw la il faut que ñu liggéeyaat ci loolu bu ñu bëggee mbiru góor jigéen jóge ci réew mi. mais pas Matar parce que allez-y. est-ce que du yenn saa yi tamit liñ ciy topp di wax moo leen di may buzz. parce que dañoo nemmeeku ne depuis biñ ci nekk di wax la ñuy gën a affiché wu la ñuy gën a def li ñuy def. dañ ko banaliser. est-ce que du loolu du indi ci loolu noonu banalisation. je pense pas que ni wax bi moom moo ko banaliser. mais dañ ko commencer di banaliser ba accepter li nga xamante ni kenn waru ko accepter. mais dafa am loo xamante ni il faut que ñu dellu si waat si parce que bu ñu si dellu si wul gis nga démb xaw ma bërki dem nee nañu xale yu jigéen yoo xamante ni ay xale yu ndaw 14 ans. Mbuur oui. nekk Mbuur. di sëy di filmer seen bopp te jigéen ñi ñoo see téye téléphone yi. interpellé wul kenn. korité la woon xaw ma fii ci cité kër góor gi aussi ay xale ay collégiens. tëju di sëy di def naka sudul noonu di filmer seen i bopp. am ku toog ci réseaux sociaux yi di def du n'importe quoi di jël ay xale yu jigéen ñuy jël seen ay nudité di envoyer di ko publier te bii def ay ces vidéos là. il a plus de 10 000 vues. se retrouve avec plus de 10 000 vues. justement live am yi. absolument. donc je pense que gis nga jikko yooyu. c'est ça. waaw man nag ngeen da ngeen koy sàmm. dina xaw a jafe sàmm. ndax ci boppam ñun ñooy nangu. loo xamante ne lu bon la ba noppi ñooy wëlbatiku di yuuxuwaat naan jikko yi baaxatul. mais sunu état yi dañu complice parce que récépissé góor jigéen ñi kan moo leen ko jox. mais état complaisant nañu yokk. voilà récépissé góor jigéen ñi y a des récépissés yoo xamante ne tey jii. ay Mass bul sonal sa bopp association góor jigéen ñi Mass ko yor état moo leen ko jox. Mass bu sonal sa bopp état bi joxe autorisation. bu ñu demee ci leneen dañuy affiché ne góor jigéen lañ mën nañu làkkatu ci leneen. information loolu la tamit de am na góor jigéen yoo xamante ne bu ñu demee ci leen l'hôpital yi Sénégal yi du ñu fay dañ leen di jël prise en charge. te baadoolo bi ne fi di fay. waaw non dafa am ay programme dans ce sens dafa am ay programme am na ay ONG yoo xam ñu ngi fii Sénégal dañuy jàppale góor waaye jigéen yéen nag côté yi ngeen wax. ñun dañoo est-ce que comprendre nga kon ça veut dire que ñoom dañu ànd ak seen ñun dañoo fekkee le contraire. man mii di wax ak yéen. damaa fekkee le contraire. am na koo ñoo xamante ñi ngi Kaolack ñii samay morom lañ ñii màggee naa leen tuuti ñii màggee nañ ma tuuti. am na benn gàmmu annuel
des góor jigéen. photo baa ngi nii mi ngi nii mu la koy wax mooy photo bi nga doon wax léegi. Sarkozy photo baa ngi nii fan la woon bi fan la woon sax. ci Dakar aéroport Dakar. bi mu fi ñëwee te doon wax affaire discours bu incendiaire waaw booba mi ngi nii. mais fi nga nekk neex na de. waaw gàmmu annuel fi nga nekk neex na de. waaw fii dinañ ñëw dañ ko doon kii photo bi rek. ma ne ko fi nga nekk neex na de. waaw loxo mi ngi ñëw. dégg nga booba ba loolu amee dañoo amoon gàmmu annuel des góor jigéen à Guinguinéo. gàmmu annuel. waaw gàmmu annuel. ay góor jigéen loolu moom kuñ xam cay ngeen tax bu màggal ngeen ma teree ma wax nu may wax. déet waxal bismillah. mën ko gàmmu googu moom kan lañ cay kii. waa gàmmu ko ci ki doon jiitee gàmmo gi kan lañ ciy ziar. gisee la sant. bugguma jaar ci turam ndax xëy na am na fi ay sët ak yeneen ñoo xam ne nitu neen lañu. bugguma dara leen ca topp. mais kooka këri diine yi nekk Sénégal kër gu ci ne dafa daan dem gane ji annuellement gane mu ñëw dañ koy teertu ganale ko berndeel ko moom ñi mu àndal man fekke naa loolu. te boobu xam nañ ne loolu la. xamoon nañ ne dama ne lii ma lay wax nii. d'accord naa ñi ngeen vérifier ko journaliste yi. ngir ngi ne dëkk bu ñëpp xam la. kenn ñaa ko fa xarit wala mbokk wala nangam ngeen laajte loolu da ngeen ci am lu leen gën a lu wóor te gouvernement bi jamono Senghor dañ fa daan yónnee délégation ministérielle. ca gàmmu góor jigéen. waaw. kan moo fa nekkoon xalifa te kii ba ci gàmmu ba je veux dire ci gàmmu bi au fait gàmmu dina am. waaw loolu seen xalif général gisee la sontoon. mooy xalif général des góor jigéen. bu la neexee nga tuddee ko noonu. kon xalif si kon Kaolack ci boppam Kaolack ci boppam am na góor gu fa nekkoon. goo xam ne loolu loolu ci li ñu doon wax amu fa benn néew bu dul moo lay si karal yóbbu la ci armée lee dugg la ci biir. Mbooj la sant du ma jaar ci tur bi. ku muy suul noonu góor jigéen ñi. déedéet. maanaam néew rek ko amee muy góor jigéen. maanaam moom mooy waaree mooy séddale guro yi mooy joxe kurus yeeg yëpp moo koy def mooy maître de cérémonie. funéraire. xam ngeen yéen yii ngeen di wax nii moo tax lii daf ñoo mën a saf ñun leen a gis nañ ko waaye dañuy gis ne mag ñooñu ñu dajaloon ñuy suñuy waajur ñi di suñuy mag ñoom xamuñ sax ñoom affaire góor yi xamuñ sax nu mu demee mais ci kaw rek teral doomu aadama ak diw gàmm moom ngéeg yooyu dañ xëy na man wóor yaakaar naa ne gàmmu góor jigéen naam ay laay la ay mbiijo. waaw laay la am na ci ay dam la. laay laaw ji kay am na. non bii juy laax gàmmu góor jigéen war naa xumu de. lan ci. gàmmu góor jigéen nan la war a mel. laaj naa la ko mais ce qui non dama bëgg ngeen comprendre ne. yéen ñi yàpp ne intolérance y a une montée de tolérance au contraire il y a une montée d'intolérance lii ma la wax dama bëgg bu ëllëgee na am ñu mu jaral sax ñu yónnee dëkk boobu ma tuddoon léegi. wala Kaolack ci boppam. danaa fa dem ci ñu am na fa cinéma bu ñuy wax cinéma luxe léegi tëj na mais cinéma ba nga fa ba tey kooku ma lay wax ki doon nekk maître de cérémonie foofu la dëkkoon du ma wax nag du ma weesu foofu parce que loolu weer jàmbur la mais dama leen bëgg a wax ne yéen lu ngeen gis rek benn rek ñu gis nañ ci junni ba pare ne pat. dafa yàgg exister ci société ñun de fekk nañ ko fi gisuñ nag booba koo wax affaire jikko ak ñàkk jikko waaye kilifa yi nga xam ne dañ leen di waatee barke diw ñoom ñoo doon recevoir ñooñu en grande pompe bon léegi nag lii nga xam ne ñenn ñi moom la ñu tasaare mooy simplement lu demee noonu li arabe di wax muqaziz dafa nekk luy tey xel luy wàcculoo nit dafa nekk loo xam ne nit daf ko séexlu ñu bëgg a jaar nag ci séexlu biñ ko séexlu ba bu koo génne ci bàkkaar yi mu nekk tolloog bokkaale wala sax mu ëpp bokkaale ñun foofu rek lañ d'accord bàkkaar la ëpp na bàkkaar mën na ko ëpp waaye nag génnul ci bàkkaar yi kenn mën koo génn ci biir bàkkaar yi. ban bàkkaar moo ëpp góor jigéen. par exemple nit ban péché la mën a def. boo xam ne nekk au-delà li yàlla wax ci alxuraan wax ma am na soxul dara de. yàlla mu ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duna dalika liman yasha mu ne yàlla du bale ku ko bokkaale ak moom waaye nag mën naa bale lu yeggul jooyu loolu ci ku ko neex
yow loolu yow mi ma doon laaj wax naa li yàlla wax comme mën nañ leen temps waxuma la waxee amee des de wax yàlla laa la wax alquran léegi li nit ñi laaj léegi dama doon bëgg suñ doom jëlee ma leeral ma am lu ma ko wax dama lay renvoyer ci soraat numéro 5 ci alquran mooy suratul maïda la table servie boo demee ci verset 105 ma ngay wax ne lan yadurrukum man dal aleykum anfusakum lan yadurrukum man dalla in ihtadaytum yéen jullit ñi na leen seen bopp doy te na ngeen xam ne ku mën a jàdd yoon du leen wàññi dara feeg yéen a ngi ci njub ñun nag ci loolu lañ nekk ñun suñu bopp doy nañu ba gëmuñu ne yàlla mën naa am ku ko tooñ lu ëpp luñ ko tooñ ba sax ñun ñemewuñu xool nit xoolee ko ne moom moo ñu ëpp bàkkaar déedéet ñun koy xanaa ñuy yaakaar yàlla ci mbaaxam waaye bu ko defee dañuy defoo laaye yooyu mu ñu wax ne na leen seen bopp doy ku mën a dëngit du leen wàññi dara loolu la yàlla wax loolu moo waral suñu noppi kii jamono yonte yàlla Luut nag ba pare tuub am na sax bu ñu bëggee tuub ñëwaat le temps ci ñi yàlla meroon ndax mbirum góor jigéen ba dëpp ba dëpp suuf ci seen kaw xaw ma Luut loolu da nga ko wax ma ne loolu da nga ma koy jàngal ak da nga ma ciy laaj déedéet laaj la rek ok yonent yàlla Luut amul diine du yonent boo xam ne dafa indi diine bokk ci ñun benn yonent rek moom àttee mooy wàcc ñu muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ca yonent yàlla Luut xam nañ ko ñàkkuñ koo xam waaye ñun duñu àttewu ci yonent yàlla Luutin wala beneen yonent bu dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek la ñuy àttewu te wax naa ne naa la jox léegi ay hadis ci yoo xam ne dafa am koo xam ne dafa efféminé waxuma ne góor jigéen la su fekkee ne yow mbiru jëfandiku ngay wax kii dañoo ne rek dafa efféminé dafa jigéen daal waaw ba pare jigéenam di sëy ci kër gi ci kër Yonent sallallahu alayhi wasallam mu fay yendu ci jigéen ñi di leen taasu di leen taasul di leen wéttali am ñu ñëw ci boo demee kër sëriñ si am na kër yonent yoo xam ne noonu la daan doxee dafay am ñaari groupe bu bëkk nekk ñu soxor ñi ak ñu lewet ñi ñu soxor ñëw génne ko ne ko bu fi ñëwati do kii nangam patam patamee ko yemeetu la ñëw mi ngi dëkkoon ci banlieue Médina bi benn bis mu ànd ak yonent bi ñu dem Taïf ca xare ba mu xare bi ñu ñëwee ba tolloog fi mu dëkk groupe saaba yooyu naj ko ne ko doo dem yemal fii te bu ñu lay sëti ci yonent bi dañ la dóor mu toog ñimeetu la dem groupe bu lewet ba daal ne yonent bi waa ji di diw de ndeysaan ni mu la bëggee mu ne am mu ne waaye gisatoo ko fii mu ne lu xew ñu ne ko moom day gaañ yi nga xam rek nga xam ne kenn mënu leen dara ñoom ñoo ko fi xupp ne dañ koy dóor ne mu fi ñëwati te ndeysaan liñ ko daan may rek ci la daan lekk ak lekk yi ngay joxe mu ne mu ne tey la lan ñu ne ko tey la ajjoo mu ne bu subaa ci samedi yi na ñëw bokk ak ñun añ te samedi ju jotati ñu ñëw ñun ñëpp lu ñu am ñu jox ko ci waaye kooku du góor jigéen de dafa efféminé rek waaw déet xam nga la ca des na wax dëgg mënoo ko xam kooku du góor jigéen de waaw dama ne waaye dama ne mooy li ñuy tuddee ñun loolu mas ko mu daaneel parce que waxtu dab nañu waaw d'accord dama ne ñun la ca des mënuñoo wóor mënuñ koo xam nga yàlla dafa ko bañ ba ne jigéen ji njaaloo moo ko muy njaalool na leen ñeent seede loolu kenn mënu koo xam lu mënta am lay tax nit ne ku góor jigéen ñun mënuñ koo xam ñun on ne peut rester que dans l'ignorance la plus absolue mais bu fekkee dañu dem ci maire bi di takkante kooku leer na bu dee góor jigéen dañuy dem ci maire bi di takkante loolu nëbbuñ ko wax nañ ne loolu leer na bu fekkee góor jigéen di dañ leen fekk ñoom ñu filmer seen bopp en plein acte muy ay preuve yu leer kooku amatul lu ñu nëbboo bu fekkee léegi dama la bëggoon a laaj waaw ku àndoon ak xaj dem ci maire ba takkante xaj ba booba sëy loo ca xam loolu koy defu nit loolu moom defu nit loolu déet mais boobu dafa am mi ngi nii loolu zoophilie waaw zoophilie la waaw zoophilie la waaw yooyu da mi ngi fi xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne béy leen tere na la
mbaa bu gisul béy foog ñu war a béy. am na ñoo xam ne lu bëy lu jéeg rafet ñu tànn bëy wa. mais docteur wax na léegi béy jàngal nañu topp waaw mais yonent bi digal ñu yokk aw xeetam. waaw te lii ñu tuddee ngóor jigéen mar day taal yi daanaka luy freiné reproduction luy freiné yokk xeet woowu la est-ce que du doon lu contre ñun du ñu natt ay conséquences ñun il ne nous appartient pas de calculer les conséquences. Seul nous appartient le libre choix de choisir l'islam et son message dans son entièreté.